nuyu nañ leen bu baax di leen ziar yéen ñi safoo Dakar Buzz TV yéen a ngi ci seen biir émission nag face à Fatima nee naa leen moom mooy émission bi nga xamante ne dañuy dem di jëli les jeunes ñi nga xam ne dañoo nekk ci milieu bi di ci yëngu di ci def liggéey bu rafet face à Fatima nag daf leen di indi ñooñu ngeen sopp leen lool ñu tegal leen devant Dakar Buzz TV rek ngeen leen di seetaan tey ma teg koo xamante ne nag sama confrère la parce que ci métier bi la nekk ci milieu bi mooñ ci jiitu ëpp ñu ci expérience mais taxul nag ñun dañ koo sopp lool muy di Kheucha muy def liggéey bu nice à travers 2STV ñu bàyyi ko mu nuyoo rek présenté wu. waa mais sista Mayen sista Damu Fatima maa ngi lay nuyu maa ngi lay jox sa wàccuwaay di nuyu amis chers internautes qui nous regardent un peu partout dans le monde via li nga xam ne moom moo di Dakar Buzz le buzz du net ndaxte wax dëgg yàlla fu waay mën a toltalaane problème wala loo bëgg a mën a xam ci actualité wax dëgg yàlla dogal na ni ci yéen lañ koy fekk kon nag ñi ngi rafetlu seen liggéey di nuyu ñëpp di nuyu sama yaay di nuyu sama papa di nuyu sama famille di la siyaare di la wax am naa plaisir ànd ak ndaw ak yow ndaxte émission la boo xam ne ñëpp a ngi koy suivre et que ñëpp bëgg nañ cee nekk wala ñu wax ci kon nag kontaan naa bu baax a baax. tey Kheucha boo ñu doon ñëwaatal lekk kan mooy Kheucha. waaw kan mooy Kheucha c'est un jeune animateur qui a fait ses débuts à Saint-Louis du Sénégal. Je suis né à Saint-Louis, j'ai grandi à Saint-Louis, c'est là où j'ai fait mes études. Fa la jàngee ba am bac et juste après le bac ci laa ñëw fi def sama formation de journalisme communication. Intégré dans le milieu comme tout le monde, c'était un peu difficile au début. Je suis passé de Senbuzz à DTV. pare fa dem fi nga xam ni moom moo di actuellement fi ma nekk muy 2STV di sama kër di sama maison di foo xamante ni wax dëgg yàlla je me sens trop bien même à l'aise ici au niveau de la 2STV. Kheucha bi mu nekkee étudiant balaa mu doon dugg ci milieu communication bi ci lan la doon yow. waaw bi may jàng dama koy wax fu ne pour gën a mën a soññaat ndaw ñi nga xam ni wax dëgg yàlla ñi ngi liggéey wala ndaw ñi nga xamante ni sont dans le milieu ak ku mu mënti doon ak ci looy war a mën a yëngu rek damay fàttali suma jaar-jaar ci man ndaxte daf may fasloo jom bu ma fàttali ko ni daan naa tëdd ay guddi yoo xam ni billaahi 100 francs yi damay jënd biscuit fukki dërëm jënd meew fukki dërëm naan ko billahi wallahi wa taala damay gën a am jom quoi léeg-léeg nga naan ndox kase rek tëdd mu metti woon lool tey sant nañu yàlla bu ñu yeewoo fekk suñu poste téeméer dañuy kontaan ndax dinañ ci mën a jënd benn pain def ci sax leneen loo xam ne dinañu mën a accompagner kon nag képp kuy ndaw rek man dama lay soññaat ci loolu nga bañ a bàyyeeku nga bañ a ni waruma wala nga bañ a ni lii est-ce que bu ma ko defee lii dina ci am ala kulli aale nit ku gëm boppam ku nekk rek ci la nga bëgg a dugg suñu borom dina ci defal tawféex moom la tubaab di wax naan il faut toujours avoir la confiance en soi parce que boo gëmee sa bopp rek suñu borom defal la tawféex kon jaar-jaar yooyu man daf may yokk jom tey xam ni dara ñëwul rek sotti waaw dafa metti woon may am benn journée 2000 francs boo xamante ni daanaka yàqoon na sama loxo yi mais tey sama loxo yaa ngi nooy na ndax micro rek laay téye kon nag sant yàlla bu baax a baax yes. sant yàlla ba tax na gis nga xeeboo woon dara da nga doon jukk di daanu ba tax suñu boxam tey yeggale fi mu nekk donte ñu ngi lay séntu fu gën a kawe fii sax mais lan ngay wax jeunes yi tey nga xam ne bëgg nañ argent facile. waaw mais l'argent facile ku ne xam na ni c'est pas bon ku ne xam na ni c'est pas une bonne manière pour que jeune mu réussir. waaw boo xoolee man si sama jaar-jaar ni ma la ko expliqué yow boo ma waxee sa bos sama doomu ndey bi di ma filmer bu ma waxee bosam da ngay xam ni ñun ñëpp dañ jaar fu metti et vraiment pour gën a mën a am jom il va falloir que nga ñaq te ñaq benn ñaq man mii sax sama ñaq dafa metti ndax amaana tey maa ngi gagné suma xaalis waaye ci ay pàkkar yu metti laa ko teg waaw c'est dama koy fecc ba mu jeex yooyu amaana ak wax loo xamante ni peut-être sénégalais yi dinañ ci gis seen bopp mu neex leen defe naa yombul ci kenn waaye ñi nga xam ne ay ndaw lañu bëgg xaalis boo xamante ni lewu leen maa ngi leen di ñaan ñu bako ndax di yëkkati xaalis di ko jox sa yaay te xamul fa nga koy jëlee baaxul bu xamee fa nga koy jëlee mu doon lu baax lay doon ci yow mais bu ko xamul nga koy jox riba lay doon ci moom te amaana yow boo demee ba ci kanam di nga gis ni li nga doon jox say waajur baaxul kon nag nañu veiller ci loolu bu baax a baax te xam ni l'argent facile c'est pas bon. ñoo ko déggandoo nañu jukk di daanu xëy na dina sotti un jour incha allah Kheucha lan moo tax mu am détermination bi bëgg li muy def nekk ci kan moo ci doonoon sa idole wala dafa am sa famille ku doon yëngu ci communication. sama famille kenn du ci téye micro man sax xaw ma
Je suis passé du SEM Guiabert au lycée Charles de Gaulle et actuellement alhamdoulilah man daal benn Fosco laa daan romb Fosco yi école yi d'habitude premier bi may def 5e dañu nu waxoon dañuy nekk ci séance d'organisation bi quoi am ñuy organiser am organisation dafa metti yenu table fii xam nga yenu ay bagages daan metti sama côté quoi ma ni bon gis naa ni boy bi moom micro rek lay téye quatrième moom damay dem téyu micro te ñëpp noonu laa commencé ah et puis gars yi votel ma tàmbale di wax après gars yi ne ma mais boy pourtant tu parles bien ma leen ah bon mu commencé nag xam nga dama doon bëri titre te ndar laa ni comme kon gars yi neen lii la waaw ku fi mariage ti maa lay teel micro mariage boo ma xamul xaw ma la yow Fatima mooy mariage fan la fee ma sol sama benn dàll bu noir wut benn jean bu noir wuti ci fëgg jaay benn yëre bu ma sol rek taxaw présentel ko pare naa ci dem naa ñibbi aw ma ci xaalis aw ma ci dara dox ñibbi mais kontaan naa parce que ay nit gis nañ ma lu toll ci 30-50 personnes gis nañu ma may wax rek ça me faisait énormément plaisir et puis noonu laa daan def wax dëgg yàlla loolu noonu mooy ñëw ba tey waaw détermination boobu ma amoon bañ a wut dara ci milieu bi parce que man xaalis musuma fëkk man musuma bëgg xaalis et jusqu'à présent barke alxuraanu karim jusqu'à présent man je me dis que ni man li ma war a am dinaa ko am parce que peut-être ñafe naa ko quoi metti woon na ma nekk ci ba tey kon nag yàlla baax na quoi man loolu laa doon wax à chaque fois donc détermination boobu moo ne ci man ba tey yaa say waajur biñ la gisee nga dugg ci milieu bi donte milieu parfois mooy loolu day xaw a metti lan lañ la wax. xam nga man nag suma yaay yaruma suma papa yaruma peut-être bi ma nekkee ndaw ñoom ils étaient à Dakar man suma nijaay moo ma yar quoi monsieur Guèye que je salue au passage kooko def ci man lépp tey su xëcaa di wax français wala mu taxaw sax di oser parler anglais c'est grâce à ce grand monsieur je le salue au passage sama nijaay ju ma bëgg la nijaay ju ma yéene la nijaay joo xam ni ku ma jàppale la il payait mes études il faisait tout pour moi donc maa ngi koy gërëm di ko kontaanee suma yaay fii la nekkoon à Dakar ak sama papa Poste Thiaroye d'habitude fa la daan ñëw vacances ñoom xam nga suma yaay ak sama papa ñoom ils sont pas branchés xam nga ñoom xamuñu lu bare ci affaire yi mais monsieur Guèye lui peut-être xamoon na ci ay affaire peut-être moom defe naa bu sama yaay ak sama papa nangul ma moom moo tax ndax moom moo nekkoon dans le milieu moom moo xamoon ce qui est autour et que vraiment moom moo tax suma yaay ak sama papa defe naa musuñu ma wax ni ma bul dugg ci milieu bi bul def lii bul def laa bon risques yi nag dañ xam nañ ko dañ lay woo ne la moytul lii et vraiment loolu noonu tamit dama koy jëfee ndax wayjur lu fort la te wayjur lu mu la wax lu ne rek peut-être am na lu mu séntu ëllëg te kenn du mës a màgg ba màgg sa kanamu yaay ak sa papa kon dama leen di déglu à chaque fois ci li ñuy wax defe naa ni musuñu am bët bu ñaaw wala xel mu ñaaw ci man ci bi depuis bi ma duggee ci milieu bi waaw. Monsieur bi mu nekkee ndaw ba léegi ana lan la mën a mës a yëkkati rek loo xam ne musu ko xalaat donte defalagoo leen dara defal ko say waajur te loolu daf la touché ba jamono ji. waaw mooy xanaa première fois bi ma leen jëndalee ñoom ñaar ñëpp xar mu neex ma lool ci ndaw xam nga nekk ci kër say mbokk yëpp yéene la man su may mbokk yëpp ma bëgg sax man je sais pas le pourquoi te dama leen bëgg dama leen fonk waaw ndax nit amul lu dul mbokkam man philosophie bi nit yi di doxee di wax naan ay say mbokk am na ci ay noon man xaw ma ci loolu man loolu du ma sama philosophie booy rey say noon xaw ma say mbokk yi njëkk a jeex donc man moom doxew ma loolu parce que man dama bëgg sumay mbokk man bu ma sañoon li ma am ñoom ñëpp a koy am bu ma sañoon li ma doon ñoom ñëpp a koy doon bu ma sañoon alal ji ma yàlla boole ñun man ak ñoom a koy bokk waaw yéenewu ma ci kenn lu bon te ñoom ñëpp a may woo di ma ñaanal donc bi ma yëkkatee xar jëndal ko suma papa jëndal ko suma yaay daf ma neex dama ci kontaan paa bi gis xar mi sama papa maa ngi fàttaliku bu ko njëkkee jëndal xar mu ne ma xar mi nga ma jëndal de gën ñaa ko ray teew sa ngénte loolu ça m'a fait vraiment plaisir suma yaay itam moom bu ma koy jëndal xar moom it daf ko fa kontaan ni ma ci ndaw yaa ngi wane ni jàmbaar nga te loolu xam naa ni day gën a wéy ci kàttanu yàlla ndax maa ngi ci la bonne lancée bi nga xam ne ci laa nekk te defe naa dinaa ko wéyal ba xar yi sax doon ay bali wala sax ay nag ak lu mu doon baax na incha allah. Kheucha tey yan kàddu yoo xamante ne day dellu ci yow tout le temps boo nekk ci plateau wala nga nekk ci leen loo xam ne ci say waajur la jóg. waaw mooy ama respect ci ñëpp rek même à travers le petit écran bul mës a dépasser man du ma mës a dépasser du ma mës a damm yax ci télé bi donte njuumte du wees te nit kase la maa ngi ñaan suñu borom defal ma ci tawféex mais wax dëgg yàlla loolu moom lu may bàyyi xel la à chaque fois ñoom dañ may conseiller à ce que ñu ma bañ a di jaar yoon di tegg yoon wi nu ma teg ndax dañ ñuy yar ñun ndar-ndar dañuy am fu ñu teg
jàngal nañ ñu alxuraan jàngal nañ ñu tubaab ca bañ ñu ko war a jàngalee civilisation mi ngi ci ñun am nañu respect ci ñu mag donc loolu noonu dañ koy wëyal ba ci biir télé bi moo tax sax peut-être tey sénégalais yi xale yu bari bëgg nu ndax dañu bëri kaf dañu bëri jàmm te loolu ñuy wane ci télé bi di ko prôné moo nekk ci ñun donc defe naa loolu à chaque fois day nekk sama bopp quand je suis en face de la télé en fait. xam nga dafay baax ngeen ñuy wax fi ngeen jaar comme ni nga ko tàmm di waxee da nga daj lu métti moo tax tey sunu borom yeggal la fii donte ñu ngi séntu lu gën a kawe lii tey Kheucha bu doon ñëw ci parcours am bi mu nekkee ci milieu bi ban mbir bu tar la dund ci milieu bi. waaw mbir bu tar moom defe naa chaque jour maa ngi koy dund le pourquoi parce que chaque jour y a eu des critiques chaque jour nit a ngi lay waxal loo xam ni peut-être defuloo ko nit a ngi jéem a dugal la foo xam ni dugaloo fa mais nga ànd ak sa sang-froid rek gëm yàlla gëm sa bopp gëm ci li nga nekk xam ni ndaw nga xam ni dafa am foo bëgg a dem xam ni dafa am ci loo bëgg a def tamit ci Sénégal man dafa am lu mu bëgg a def ci Sénégal lu bari peut-être dafa naa ni loolu la. du leneen quoi. mais am na bés boo xam ne nit wax na la dara wala def na la loo xamante ni jour boobu moom beneen Kheucha lañ naroon. waaw celui qui a fait Kheucha je le dis et je le répète c'est un ami je l'aime bien celui qui a fait Kheucha moom mooy Bouba Ndour waaw wax naa ko ci ay interview j'espère que bu ma ko waxaatee moom peut-être il va pas penser à ça ndax moom dafa nekk koo xamante ni il est très véridique bu amee lu muy wax da koy wax et vraiment j'adore ce qu'il a fait ce jour-là parce que moo ma defar c'était autour de beaucoup de jeunes yoo xam ni tey ñu ngi fii ci Sénégal les enfants du Sen Petit Gallé may présenté dama yàq c'est-à-dire wax benn mot boo xam ni français dafa dëng par exemple ma war a wax le ni laa et puis il m'a corrigé devant tout le monde booy demal nga jàngi yi ngay wax mooy lan man nga jàngi waaye et puis voilà je me suis senti vexé ma ruus tuuti quoi après je me suis dit non attends pourquoi may wax lii ci kanamu nit yi kii dina tax man ma dem jàngi tubaab donc su may xalaat su ma daan téye livre nii di lire bu ma xalaatee li ma Bouba Ndour waxoon rek wax dëgg yàlla daf may yokk courage ak jom quoi te loolu dafa baax ci ndaw dafa soxla ku koy jubbanti ndaw dafa soxla ku ko naan jaaral fii defal lii donc je le remercie sur ce grand merci parce que defar nga ma tax nga ma gën a dégg France te yow man bu nu làkkantee sax dinaa lay indil problème. Mbaa di nga indi vocabulaire yu mu dul comprendre. dama koy doyal moo la yar laay yee wala ñoom Victor Hugo ñooñu ñëpp dama leen di yee. ñu gis ni Kheucha ci milieu bi macha allah animateurs yi nekk ci télé beeg ñoom Aba ñoom Momo ñëpp nga sekkal jàmm foo toll samay frère ngay wax loolu c'est. mais c'est mes frères c'est parce qu'ils m'ont aidé man du ma rëyuma quoi man lu ma nit defal dama koy wax nit laa koo xam ni lu ma nit defal ci àdduna dinaa ko wax Aba il m'a beaucoup aidé. Aba, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un que j'apprécie et que j'aime et que je vais continuer à aimer parce que nit la koo xam ni nitu kase la ni ngeen ko gisee noonu muy sourire ak rek leel bi suñ borom sax leel bi defu ko par hasard ndax loolu mu leel bi leeree noonu ba bopp bi mu koy ndel fond ak noonu la xol bi mel xol bi daa leel nañ waaw mu doon nit ku baax koo xam ni lim ma defal daa bari Aba bu may fàttaliku ay dàll yu cher fii bu ma ko daan sol moom moo ma koy jox. waaw damay ñëw këram dugg ci biir affaire am yi jël ñaari paire génn mu ne ma rayati nga ma rek ma ne ko nii laa mën ak yow yëkkati dem yóbbu xam nga mu doon ko baax moom moo tamit ma fekk ko ci milieu bi lui aussi mu doon koo xamante ni il est exemplaire on est de la même génération quelqu'un de bien toujours souriant ma ne pourquoi pas ma ne aussi ñu nekk ci jàmm Padros c'est un oncle c'est un grand frère c'est un père moom tamit daf may conseil ci ay conseil rek laa dëkk ak ñooma wax dëgg yàlla mu doon quelqu'un de bien boo xam ni ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñoom laa fekk fii ñoom moo fi jiitu ci sama ay mag waaye nit yu baax lan wax dëgg yàlla. parfois damay dégg ñu naan dégg ko suy wax français day mel ni kuy toppandoo Boubacar Diallo buy wax wolof nga ne Pape Cheikh Diallo mooy. waaw loolu bari na ci ñi koy wax c'est parce que dama di ndar-ndar et je les suis ñoom ñaan ñëpp dama leen di regarder dama leen di xool bu baax a baax et ça me fait plaisir aussi hein. Quand je parle français vous avez l'impression que c'est Boubs qui parle te su may wax wolof ngeen ni Pape Cheikh ay wax dëgg yàlla man loolu plaisir la ci man le pourquoi parce que di nga xam ni Kheucha am na différence peut-être tey li Pape Cheikh mën Boubs mënu ko li Boubs mën Pape Cheikh mënu ko mais Kheucha bu mënee ñoom ñaar ñëpp liñ mën ba pare indi ci xoromam c'est un plus. jikko ndar-ndar bi waane. c'est un plus maa la wax loolu. Saint-Louisien yi mel noonu parce que ñoom dañoo waane teg ci bëri titre moo tax li mu def rek day dem Kheucha dañ koy dégg mu naan dafay dugg ci politique après.
waaw loolu maa ngi ko doon baaxee ci waa gars yi ci WhatsApp bi naan leen bon pas politique sax mais je veux être maire de Saint-Louis pourquoi pas parce que je suis né grandi et j'ai réussi mes idées au niveau de Saint-Louis donc lépp Saint-Louis la Ndar laa xam fa laa yaroo doomi Ndar nag wax dëgg yàlla war na am ambition ci dëkkam waaw ambition bi ma am nag mooy téye dëkk bi ci sama loxo jàppale ci doomi Ndar yi ñi nga xam ni wax dëgg yàlla xam naa li ñuy dund ndax man dund naa ko ak ñoom j'ai été maçon je le répète xam naa méttitu bi mu am dama daan grève man parce que élèves yi xam naa li tax ñuy grève donc di dugg ci école yi di génne classe yi dama teel am fit génne école yëpp taxawal leen ci mbedd mi ni leen bu ñu defalul lii nan def lii te boobu suñ ko defee gis ci résultat wax dëgg yàlla kon kooku war na mën a am match wala maturité wu tey yor dëkk boobu te samay ambition la bokk et je le répète j'aimerais être maire de Saint-Louis. est-ce que yaa ngi ci tànk yooyu tànku nekk politicien. waaw mais xam nga Kheucha il est encore jeune en fait Kheucha il est encore jeune tey defaguma dara man foog ma boucler li ma war ci sama milieu bi ba pare parce que je le dis et je le répète je compte pas rester au Sénégal pour continuer l'animation au Sénégal j'aimerais vraiment partir à l'étranger et pourquoi pas les Canal Plus les C8 être un animateur vraiment boo xamante ni peut-être tey man maay porter drapeau Sénégal génne ko wane ni tey animateur am nañu ku ñu représenter je dis pas sur le cadre sportif parce que am na ay Sénégalais yu nekk au niveau de Canal Plus mais de l'animation ci côté divertissement et tout j'aimerais vraiment être présent à l'étranger et montrer au monde entier que peut-être il y a un jeune boo xamante ni il est instruit il a quelque chose dans la tête et il veut vraiment montrer ça à l'Afrique et au monde entier loolu mooy sama li nga xam ne moom laa gëm te yàlla na ma ko suñu borom mottalil ndax boobaa fierté képp kuy animateur lay doon ndax peut-être ñoom bëggoon nañu ko te suñu borom mottaliw ko ci ñoom mais ils ont le talent bu ma ko yàlla defalee dina ma gënal lool incha allah. c'est pas que li ngay def ci 11-13 bi de danse yi moom nga yóbbu. waaw mais c'est-à-dire lu ne dafa am niveau xam nga Kheucha bu ñëwoon rek def ni ñi ñëpp di def kenn du ko seetaan Kheucha il faut qu'il se démarque déggoo man des fois ma wax ci wolof ci tubaab nii saper c'est bien mais saper se démarquer c'est encore mieux ci lépp la yow ci sa style bii ngay animer boo ñëwoon toppandoo ñi nga xamante ni neneen lañ koy defee kenn du la seetaan il va falloir que toi tu essaies de créer et d'innover pour que nit yi di la seetaan c'est pourquoi fecc boobu ci xale war nañ ma ko mën a nangul man je suis encore jeune xam nga tey Pape Cheikh ak Boubs su duñu toog di pàkkar ñi seen pàkkar ñu rëy yooyu ak di yëkkati tànk mënatuñ ko ay grand lañu tey dafa am lu ñuy toogee ay kilifa lañu mais Kheucha bu feccee ça passe quoi aux yeux des Sénégalais xale la bon ça va quoi mais bu màggee fii di fecc dañ koy dóor ba mu sonn. mais li jaaxal nit ñi parfois dañuy poser wu la question ba même man Kheucha dafa ñëw rek imposer boppam indi loo xam ne nekkul daawuñu ko gis mais dafa raar dafa ñëw def yoo xamante ne indi beneen initiative nga indi ci animation bi. c'est-à-dire man li ma la wax rek. man boolewu man Kheucha kase sama yaram yàlla xam na ko billahi wallahi wa taala man je me pose la question des fois ma seetaanal sama bopp je me dis waaw lu tax ma def lii damay topp humour ci Abba damay topp Boubs damay topp Pape Cheikh damay topp Padros damay topp Momo Wade c'est-à-dire ñoom ñëpp li ñu am ci Sénégal fii man dama ko jël man xam naa ko yàlla xam na ni man xam naa ne mi ngi ci man te ku ci nekk ci la nga mënee man mën naa ci am aslëf loo xam ni su ma ko wanee Sénégalais yi ñu bëgg c'est le pourquoi su ma koy def je suis à l'aise su may humour sax da nga naan Kheucha moo gën a neex ci àddina c'est parce que je suis Saint-Louisien et que xam naa ne dama neex mais mënuma ci xuus à 100% parce que je suis pas humoriste mais tey Sénégal animation toll na foo xam ni boo dugalul xorom ci sa animation moom munoo dem donc Abba sonal na ñëpp Fréti sonal nga ñëpp le abarisme marche trop bien maa ngi koy nuyu sama waa ji. macha allah ba tey rek buñ duggee ci politique parce que ci lañ nekkoon ba jàll feneen politique bi tey Kheucha nan la ko gisee fii Sénégal parce que démb ñu ngi koy wax ñaawteef gi bari na mais ku nekk rek boo yeewoo conférence de presse ngay njëkk a wax que ni kii bu defee conférence de presse kii bu xëyee def conférence de presse en tant que jeune nan nga gisee loolu ci sa réew. lu ñaaw ñoom seen intérêt rek c'est-à-dire ñoom seen intérêt rek politiciens yi man je me dis que wax dëgg yàlla su ma demoon bay nekk maire de Saint-Louis nar a doxalee ni duma ko mës a nekk te ñaanu ma ko yàlla nekk ñoo xam ni ñoom duñu xool jeunesse bi ci lan la ñuy dox seen intérêt ci li mu nekk moo leen gën a amal solo donc il faut pas se battre pour eux man je me dis je vous le dis il faut jamais se battre pour des politiciens parce que xamuloo tey kii toog la lay indil man duma xeexal benn politicien man je me dis que peut-être tey ñoom am nañu bëgg nañ Sénégal mais seen bopp moo leen gënal Sénégal ndax da ngay gis tey lii xew Sénégal lu ci bari kenn doo ko ci gis mu génn
démb da ngay gis ay postes yoo xamante ni yow nit a ngi dee nga xëy duñu wax naan liste bi am na problème. te instant boobu nit ñaa ngi woon Pikine jaaxle Wakaam mais dañu ci guddi gi lañ ñuy dugalal naan ñu baal ma je suis pas dans ces bails là man je suis pas politicien bëgguma ci woon sax wax di ci dugg mais daf lu ñaaw la ndax xalaatoon naa beneen waxin budul loolu quoi man ça m'a fait énormément mal alors que man je les adore tous quoi dama leen bëgg quoi mais nañ ñu bëgg ba pare ñun parce que ñun ñooy ndaw yi ëllëg ñun ñoo leen di wut si ci foofu ñu toog ñoom nekk fa kon nan ñu gën a jàppale moo gën ñu topp seen intérêt ñoom parce que Sénégal dafa metti gars dafa metti quand je vois que vraiment suñu autorités yi ñi nga xamante ni tey ils sont censés tey nous protéger ñoom ñi ngi ci seen propre intérêt non lu ñaaw la wax dëgg yàlla. yaa nan nga gisee élection législative yi di ñëw parce que problème bari na ñu ngi naan waa Benno seen liste am na problème waa Yewwi seen liste am na problème élection sans Yewwi ak Benno. waaw bon foofu moom côté boobu bëgguma ci sax xuus xam nga man je suis apolitique je te le dis peut-être à l'avenir je te le dis man souvent foo ma def sama li may def ba pare ci animation dooga dugg ci politique de waa Ndar di ngeen ma xaar de parce que foog ma liggéey parce que dafa am loo xam ni ci animation foo ma gérer ka pour le moment je suis pas dans ces bails wax dëgg yàlla duggaguma ci à 100% mais jàmm lañ leen di ñaanal ñoom ñëpp lii si am problème ou pas yàlla na problème yi résoudre te nit yi nañuy nangu c'est-à-dire ki boo nanguwul nit ki boo ko nangulul suñu borom du la nangul nangulul nit ki li ko yàlla may ba noppi yow nga mën a am li nga bëgg mais boo nanguwul ni Kheucha tey actuellement c'est l'animateur de la jeunesse ça va faire mal pour toi tu sais le pourquoi parce que xam naa ni jeunesse bi ñi ngi koy seetaan ma wax koog ma bañ ko wax man gis naa ne ñi ngi may seetaan te gëm nañu ma man maay ne ci yoon wu baax rek teg ko ci pour mën leen satisfaire donc ki fi ne nañ ko jàppale ba mu jéem a dem bu demam jotee mu dem yaa ngi dégg kii ñëw également bu ñëwee nañ ko jàppale moom itam ci liggéeyam man loolu laa gëm bañ a xuloo bañ a xeex parce que Sénégal benn bopp la kenn musul dégg problème ci ay Sénégal mais d'ici élection yi passé depuis plus de 2 ans jamonoy Senghor ñun fekk wuñ ko Abdou Diouf on était jeune ou bien juddooguñu mais jamonoy Ablaye Wade ak Macky Sall commencé na dugg problème commencé na am fii ci Sénégal et vraiment bëgguñu yii di fi am jeunes yi di xeex ñii di dee ñoo xamante ni ñoom ñoo waroon soutenir seen famille ay soutien de famille di dee wax dëgg yàlla lu ñaaw la nañu xoolaat seen bopp bu baax a baax je parle au nom de tous les politiciens du Sénégal agression bi bëri na meurtre yi bëri na Sénégal réewu teranga lañu waxoon mais nit ñi nee nañ ñu ngi changer slogan bi parce que réewu rayaate la loo xam ne moomawul woon ci ñun léegi ñu faral di ko gis ci ñun ay xale yu ndaw di reyante seen biir benn femme Pikine enceinte de 5 mois ñu fekk ko ci biir bërëbu liggéeykaayam rey ko mu doon ñaawteef bu ñu nakarlu lool. c'est ce que j'ai dit hier sur la vidéo ma ne leen yow chez toi t'es pas en sécurité en dehors t'es pas en sécurité. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal fi ñu toog nii mën nañu fekk léegi wóorutul de mën nañu fekk léegi man ak yow lem noog sa waay léegi ñu ne waa ñii lu mu demee nii parce que y a plus de sécurité au Sénégal yow da ngay xool ni ñu reetaanee nii jug nii mën nga génn léegi ñu ne la rey nañ ba sa benn xarit fii léegi lan ngay def lu dul ay jooy da ngay kontaan léegi ree léegi ñaaw na ci sunu der ñaaw na ci ndawu dëkk bi ñaaw na ci ñu koy gis ngal la ñuy def lii xaw ma ba xam yéen a ngi seetaan ak seetaanul leen. Arrêtez de faire mal aux gens ki nga rey xamoo la mu doon ci seen kër xamoo la mu waroon doon ëllëg nga rey ko faat bakkanam mu doon lu ñaaw loo xamante ni wax dëgg yàlla ñëpp a ko naqarlu te je l'ai dit et je le répète peine de mort bi ñuy laam-laamee na am ngal la nañ ko daganal ki rey nit tay ko nañ ko rey mais l'islam nangu na ko li l'islam nangu nag nit loolu la ciy bañ 95% ici au Sénégal sont des musulmans mais attends suñ fi defee kenn peine de mort léegi nii nga rey après ay machine lay rey tout de suite ci yeneen minutes yi ci topp non yàlla xam na ni barke alxuraanul karim ku dem ba téye paaka boo xalaatee loolu di nga rofaat sa paaka mbéj nit ki daw. non je te dis loolu du éducation ci parents yi moo des wala ndaw ñi ñoo amatul liggéey wala kenn faaleetu leen. c'est-à-dire tey booy xool ci conséquences yi manque de travail ci la bokk manque d'éducation ci la bokk waaye defe naa ni li gën a ñaaw. mooy lu la sa waajur ñàkk yar ñàkk rey duñ la yow boo génnee reyal nit luñ la ñàkk yar non bu la génnee duñ la boo ñàkk naa la yar de waaye boo génnee reyal nit non du la ko mës a wax parce que xam na li ci bakkan moo foor du lu ñuy foowee yow da ngay rey ganaar sax di lox man ba téyee ginaar di ko rey damay lox asantuma ak nit ak ni ko yàlla wormaalee loo gis ci àddina suñ borom def na ni nit a ci gën
nga jël ko faat ko ray ko ba pare toog ak sa conscience tranquille ñu tëj la benn 2-3 ans tu sors tu refais les mêmes délits mais il faut que ça cesse ñëpp a ko méttul amul benn sénégalais boo xamante ni même si t'es pas sénégalais doo ko rafetlu parce que rey garaaw nañu veillé waat ci suñu sécurité nañ ñu aar ñoom bu ñu aarul dina ñaaw lool ndax nit a ngi rey nit koo xamante ni kamu rey ka nekk ca këram ma ngay wax ci xelam loo xam ni ki rey sama mag ji de bu ma ko gisee naa ko rey bul sonn parce que rey metti rey nañ sama mag billahi bu ma ko gisee naa ko rey bul sonn te tey amaana bu ko tegee bët da koy faat kon xamuñu fu mu jëm xamuñu fan la jëm nañu arrêté lii nañu dimbali ñëw ci sunu kaaraange démb maa ngi gis benn commentaire benn étudiant naan pourtant de ñun bu ñuy grève fii auto gendarme yeeg policiers yëpp a fiy taxaw mais tey bu yi amee doo gis kenn mais c'est parce que ñoom ñi ngi ci seen liggéey de mais coup d'envoi la ñuy xaar bu ñeelee leen yee dem leen ngeen zone bële na leen guddi gi na fa am ñu fa taxaw parce que actuellement délit yi mi ngi bëgg a bëri et pourtant ça a commencé par les agressions de moto ñu koy foowee agression moto la commencé gars yi naan non waa agression de moto yi commencé na mais petit à petit ray yi commencé et jusqu'à présent gisugoo ci dara démb da ngay génn carte d'identité lan lay laaj tu montres ta pièce d'identité après tu passes peut-être tey ñi ngi commencé def sécurité mais dama bëgg mu wëy quoi dama bëgg mu doon loo xamante ni lu wëy la je te dis ce qui me plaît en Gambie ce qui me plaît moi en Gambie mooy Gambie doo fa dugg ba génn fa te à chaque fois doo gis ay pointe mooy fu ñuy taxaw noonu laaj la sa pièce d'identité nga wane ko après ñu xool la xoolaat oto bi génn dem seen chaque jour day am loolu dafa war a am Sénégal foo taxaw check point lañ ko tuddee check point ñu xool oto bi xool gaañ yi balaa ngay dem yow da ngay séen ni fee check point la yor seen arme nag ku ñu gis nga yor jaas ci sa moto maa sa oto bu nee la ko bum wala ñu mënate la boobaa sécurité dina am ci dëkk bi Gambie kañ nga fa gëj a dégg nit rey nañ ko c'est parce que sécurité bi la te pourtant Gambie c'est un petit pays boo xam ne mi ngi ci biir Sénégal we together we the same Senegalese people and Gambian people ñun xamante nañ suñu biir lu metti Sénégalais day metti Gambia mais xoolal sécurité boobu check point yi ñuy teg nan ñu tegal ay check point lu ñu yàkkamti ñu taxaw vérifier suñu oto yeeg moto yeeg lépp lu ci ne ñu xool doog a dem parce que ñii ngi yor ay moto def ci jaasi ak paaka yoo xam ne kenn xamul fu mu lii rek a indi ray gi parce que ñii yore ñii dem di agressé ji soit dañuy yor moto soit dañuy yor seen oto te ci biir oto yi la ñuy def affaire yi kon bu nu amul check point kenn loolu gi yow da ngay ñëw ñu laaj la sa permis nga wane sa permis carte grise ñu war a gar après seyal fekk yow yaa ngi def arme yoo xam ne ci biir foofu mu ne lee seyal boo dajaleeg benn ndaw rek jàpp nga ko faat dafa ñaaw il faut qu'on veille sur ça veiller sur nos sécurités parce que c'est important. ñaaw na lool yan la suñu borom saafara parce que réewu teraanga lañ nekk te loolu la ñu ñëpp xamee nit ñu baax ñi fii lañ ne ñu ñëw ci coowal actualité Gana Gueye son frère gis nañ tamit da nga koy défendre parce que genre doxoo ci yooyu da ngay défendre képp koo xamante ne rek ñu ngi koy bëgg a teg ci yëfu góor jigéen wala dara ñu gis dañ koo solloo maayo mu bañ nit ñi naan dañ koy teg ay daan wala duñ ko teg ay daan en tant que son frère. C'est-à-dire il faut toujours que le monde entier, je dirais pas l'africain ou bien le français, mais le monde entier ñu xam benn philosophie on est libre tey liberté ñëpp ko am liberté d'expression yow tey am nga sañ-sañu toog ma ne la solo lu rouge nga ne ma non lu noir laay sol parce que loi may na la ko yoon may na la ko rawatina nag loo xam ne bokkul ci suñu diina bokkul ci suñu aada bokkul ci suñu cosaan nous on est des Africains on est des Sénégalais mais aussi on est des musulmans jullit ci boppam warul sax xaritoo góor jigéen warul sax déggante góor jigéen boo xamee ni kii góor jigéen la bul wax ak moom man c'est ce que je me dis man du ma wax ak ñoom je te trouve sur TikTok nga nekk efféminé tuuti def say manière je te bloque je te dis amaluma njariñ ma seetaan la dama lay bëgg a wax loo xam ne bëgguma la ko woon wax et puis du fa doon lu ñaaw donc Gana vraiment geste bi mu def c'est à saluer je le remercie et je le félicite si c'était un autre aussi peut-être noonu la war a doxalee ndax tey ku fi doon fii tey fii Sénégal gis na ni gars yi di xeexee mbirum góor jigéen mu doon lu ñaaw waaye ngalla aussi nañu bañ di taxer doomu jaambur yi ay góor jigéen parce que c'est un mot grave te Sénégal tey ku fi siiw ñun la góor jigéen nga nañu bàyyi loolu parce que dafa garaaw quoi tey les góor jigéen ñoom ils vont se sentir à l'aise parce que ñoom li ñuy def moo pire nekk ak góor nekk ak sa morom dafa ñaaw ci gis-gis ak ci dégg-dégg mais nañuy bàyyi ku ñu gis ku ne rek ni ko góor jigéen nga quoi takk nga chaîne ñu ne góor jigéen nga sol nga sa tubay ñu ne la góor jigéen nga yor nga sa oto ñu ne la góor jigéen nga da ngay xeeñ neex ñu ne la góor jigéen nga sol nga yére bu rafet ñu ne la góor jigéen nga non da nga clean romb leen ñu ne góor jigéen nga dafa ñaaw il faut que ça cesse en fait lu ñaaw la Baye Fall yëpp dañ koy mettitlu
ndax amaana ñun suñ borom moo ñu taxé ci lii bëgg mode nekk ci milieu bi war a nekk koo xam ne peut-être da ngay fashion loolu suñ digganteeg suñ borom la peut-être yàlla moom moo xam li tax ñu def mu def ñu li nu mel te moom amaana moo def keneen li mu mel kon bul ko mës a juger on juge jamais sans preuve donc c'est un message boo xam ne aussi bëggoon naa ko lancer gars yi te góor jigéen moom ala kulli aali ak ku mu mën a doon fii ci Sénégal defe naa duñ fi mës a dagan te ku mu mënti doon ngay doomu Sénégal wala africain na nga ñëw xeex ci xeexlee ko boobu nga xam ne wax dëgg yàlla ñëpp koy xeex un peu partout. mais am na ñu mu métti tuuti parce que nee nañ ki nga xamante ne mooy Bamba Dieng sol na maillot bi pourquoi mu koy sol. bon man xawma ci loolu dara métti na ma nag de voir Bamba c'est un confrère c'est un frère plutôt boo xam ni je l'aime bien je l'apprécie c'est un jeune joueur peut-être loolu la nit ñi di wax xale la nañ ko bàyyi noonu mu sol non peut-être moom aussi xamuloon lu bari ci loolu ban ampleur la mën a indi ndax amaana tey bu Gana feeñ lawul woon kenn dootu ko découvrir parce que bi mu ko solee sol na ko avant Gana di ko sol à ce qui paraît donc mu doon lu ñaaw moom xam naa ni ci àddinaam non dootu ko teg ci ginnaaw ak képp kuy joueur sénégalais si t'es musulman ou chrétien defe naa ni war nga bàyyi xel ci loolu parce que si c'était un Sadio Mané wala quelqu'un comme ça du ko mos a sol quoi yaa ñu ngi koy masaw aussi ci critiques yi ndax xam nañ ñu Baye Fall la xam nañ ñu ko bëgg Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul la te xam nañ ñu lu ko metti la kon Ahmadou ñu ngi lay ñaanal jàmm tawfeex foofu nga nekk yàlla na la gënal yàlla na yàlla defal la jàmm sutura nga bàyyi xel ci yi ni mel ndaxte fii réew la woo xam ni wax dëgg yàlla dañuy bàyyi xel ci lu bari te xam nañu ne Baye Fall nga Sëñ Tuubaa rek a nekk ci sa xol ba ñu tuddee la ko kon nag ñu ngi lay masaw ci coono gi masaw la ci critiques yi bu baax a baax frère doxalal yow ñun gëm nañ la jaajëf Fall waaw. mais Kheucha bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëw ci yow parce que Kheucha il est en couple. Kheucha il est en couple c'est pas une question ça. bon loolu question. non mais xam nga ni Kheucha doo xool naan que t'es pas en couple quand même. peut-être yow da ngay xaar wala genre am na loo gisagul mais instant bi moom xam nañ ne jàpp na ci. non jàpp naa ci kay waaw maa ngi ci dara de wax dëgg yàlla pour bon maa ngi ci dara mais xamaguma daal mais maa ngi ci dara. bi ba yaa bëgg wala dañ laa bëgg. ma tooñ waaye. parce que yow nee nga nañ la bàyyi ngay bëgg. mais bi pa est-ce que nekkul dañ laa bëgg. waaw bu daa booy yi may bàyyi may bëgg yëpp dañ may bëgg aussi de. yaa gars yi may bàyyi may bëgg yëpp dañ may bëgg. mais bi pa dañ laa bëgg wala. man du ma nekk ku ma bëggul. foo ma bëgg la pour nekk ak yow. maa ngi bëggante wax dëgg yàlla je me sens bien à l'aise ci ki may bëgganteel xale bu rafet macha allah. mais tey dañoo gis tamit dangay nekk ak souvent ak Racky. waaw seen relation yéen ñaar si quoi. Racky c'est ma jumelle. on s'est connus il y a plus de 10 ans. tey du lii moo nu def man ak moom. du jëkkër du xarit du kenn ku ñu boole suñu borom moo ñu boole. et c'était au niveau de Sen Petit Gallé via sëñ Saliou maa ngi lay nuyu suma xarit bi Sen Petit Gallé donc moom moo ñu xamale woon depuis plus de 10 ans ñuy ànd dara mosut a ñaaw. donc bu ñu gisee nii sur les réseaux c'est pas du lu xam ni dañ koy créer wala dañoo yàgg a nekk y a des photos yoo xam ni peut-être yow di laa koy jox yow di nga ko wan ñii seetaan nii ñoom ñu mën a gis lii nii lu yàgg la et que yu récent yi rek laa lay wan mais da nga xool karawu Kheucha xawal bopp Racky kenn duggagu ci woon ci ay site wala ki di liggéey moon fenn donc si je me rappelle bien sama première émission wu Sen Buzz defe naa moom laa ko defal non après moom ci la commencé nekk star quoi moom jël ko mais vraiment nit ku baax la nit la koo xam ne yàgg nañu c'est une amie c'est une confidente et je l'aime je l'apprécie vraiment bien. Kheucha dafa am relation bu nice ak jeune chanteuse yi comme ku ci mel ni Dieyla ñoom Zeyna ñoom ñëpp daal da nga leen di invité. mais ñoom maay seen artiste maay seen animateur en fait maay seen animateur parce que man lañ tollool génération maa leen war a présenter Bercy maa leen war a présenter Zénith képp kuy artiste nekk à ma génération rek xam nañ ni maay seen animateur ñoom ñëpp mu bëgg ñoom ñëpp may woo ñoom ñëpp laa bëgg aw ma ci xaaj ak seen nag peut-être dinañ ma gis ak ñenn ñi mais ñoom ñëpp xam nañ ni damay message ante ak moom déggante ak ñoom et sama wareef rek laay def ci ñoom ndax ay xale yu am talent ñoo ne ci Sénégal yal na yàlla defal leen cet yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla defal leen jàmm sama yéene ci yéen aussi yal naa ko mottali dina ànd fu ne de yéen ñëpp nag incha allah. mais man Kheucha bëggoon naa nga wax ma ki fi nekk turam noonu la tudd wala commencement turam wala xale bi xam nañ ko ku siiw la. Fatima la tudd moom mii la léegi daf bëggoon ma leeralal leen man maag Fatima ñooy génn léegi waxal yow ni man a yow génnuñu yow. man yow moom génnuñu franchement daf may dugal instant bi daf may dugal mais fii laa koy waxee man ak moom mosuñoo génn. Fatima yaa toog ci devant l'écran nii ni man ak yow mosuñoo génn kon bàyyante nañ ñi non sérieusement nag. bàyyante nañ ndax daa am keneen koo ma jëndee léegi man ki nga ma jëndee laa bëgg nga wax ma turam. bu paree bul ma wax bébé
bul ma wax mon amour bul ma wax ma vie bul ma wax mon chocolat parce que banaa la man je t'ai laissé de ndeysaan maa ngi koy wax lu garaaw muy ree bàyyi naa la de Fatima. waaye nañ bàyyante parce que daa am ku tax nga bàyyi. dama ni man banaa la yow ak lu mën a doon banaa ba tey baax na nañ jógee ci gaam boobu nañ ñëw ci les projets. waaw projet yi mooy gën a liggéey gën a góorgóorlu et que ñi ngi ci wax dëgg yàlla di wëyal au niveau de la 2STV gis ngeen ñi am na beneen touche au niveau de 11-13 bu ñu indil sénégalais yi parce que bu njëkkaan dañ daan def li nga xam ni moom moo di mbalax mi rek ba mu jeex du am benn sens c'est-à-dire dina bégal sénégalais yi mais amul benn yeete gu ci ne goo xamante ni nit yi dinañ ko gis mais tey andil nañu leen loo xam ni lu bees la peut-être loo xam ni moom mooy innovation ci émission bi def nañ ci benn plateau bu mucc ay lundi mardi mercredi jeudi vendredi dernière heure yi dañ leen di indil loo xam ni ça peut être l'utilité dans l'émission nit yi dinañ ci jëlee njariñ mu doon loo xam ni man aussi maa ngi ciy ànd ak ay ndaw yuy liggéey kenn ki di Oustaz Ada kenn ki di Raki kenn ki di Abi Grégoire ne ca wet wa ñi ngi koy yëngal wax dëgg yàlla mi ngi neex et dina gën a cool ndax gis nañ ni dañ ko commencé une semaine et puis étincelle yi commencé na la dernière fois ak Pawlish gis nga buzz bi mu def kon c'est ça véritablement le but d'une émission c'est vraiment d'innover c'est vraiment de créer pour indil leneen sénégalais ci loolu lañ ne am na yeneen émission yu ñuy préparé aussi bu ci mel ni Star en ligne mi ngi ñëwaat au niveau de la 2S yéen a ngi may gis samedi yii nii may wëyal également ak artistes yi en live donc bari na projet yi te yàlla nañ ci yàlla suturaal defal ñu ci ndam ci kàttanu yàlla. 2STV madame Ndiaye tout le temps da nga naan kooku sama yaay. moo ma bëgg tey ni ma mel moom la moo ma gëm daal maanaam Ndiaye dafa ma gëm dafa gëm suma talent dafa gëm ki ma doon sama yaay la lu ma wax noonu la waaw man maay caatam man maanaam mais lii mu ne ma d'accord gérer mon fils xam nga mu doon ku baax koo xam ni sama yéene ci moom foofu ma def ko damay fàttaliku barki alxuraan li may lay wax ni gëm sa bopp daa am solo Raaya Musique jot boobu sama première année ñuy joxe émission yi barki alxuraanu karim ñuy joxe meilleure émission yeeg yooyu man ko yaay mun naa man ko lii dinaa ko jël dawoon barki alxuraan man ko maman man ko lii man maa koy jël dawoon mu ne ma boo ko defee dina rafet ma indil ko ren ça m'a beaucoup fait plaisir loolu mooy wane ni gëm sa bopp mën na la may lu ne te loolu noonu dafa nekkoon sama bopp maa ngi naan man wax naa lu rëy nag de may gëm-gëmu sama bopp nii man madame Ndiaye dinaa la indil lii est-ce que dinaa ko indi ma nekk ci nag di yëngal nekk ci audience bi xale yi di woote fu ne xam nga un peu partout dans le monde Afrique fépp dañuy woote moom loolu noonu peut-être sax moo ma ko may yàlla dogal ma jël ko indil ko et mu fàttaliku ko mais mu neex ko man tamit mu neex ma wax dëgg yàlla yaa. Kheucha kan mooy woykatam fii Sénégal. sama woykat yi bari nañ de. mais di nga am kenn koo xam ne mooy sa woykat kooku da nga koy déglu di yegg sa. bon ñëpp laay déglu pour ne pas mentir sama téléphone kenn newu ci waaw dama arrêté sama téléphone benn artiste nekku ci barke alxuraanul karim artiste yi man fi ma leen di déglu mooy sama télé te sama télé ñëpp a ci ne barke alxuraanul karim ñëpp laay déglu billaahi wallaahi wa taalaa ñëpp sama téléphone moom liggéey ci ne waaw mais sama télé moom ñëpp laay déglu day dem ku ne damay déglu fa ngay woy te ñëpp a may daaneel yàlla xam nañ dañ bari talent pour ne pas mentir quoi amul farfarloo amul lii amul la ñoom ñëpp a may daaj ñëpp a may rek ku ci nekk ak fa nga mënee te ku ci nekk fa nga mënee sa morom mëneewu fa loolu mooy dit c'est-à-dire football sax am na ku ci ne fa nga mënee way am na ku ci ne fa nga mënee animation am na ku ci ne fa nga mënee donc man ñoom ñëpp laay déglu ñëpp sans exception am naa ci nag ku ci nekk nag ak relation yu bien waaw. macha allah ñu gis ni ci CAN bi defoon nga lu doy waar ànd ak gaynde yi jubilé loolu mais nag ñu ngi jëm coupe du monde. waaw coupe du monde madame Ndiaye maa ngi ko koy waxaat xam nga yaay man waxoon naa la ko ci CAN bi ni la 11-13 dañu ko war a décentraliser yóbbu ko ñu ngi woon ci jéego yi mais après montul mais fi mu ne nii foo ñu teel a gérer lii parce que man foo ma décentraliser lii dem ambiance gars yi dañ koy soxla yóbbu ma Qatar ma gérer ambiance bi foofu dugganteeg joueurs yi gars yi daal di kontaan. pare naa Père El Hadj lancé naa leen défi bi gérer leen li ni mel ma dem àndandoo gaynde yi waaw ñu gérer ndax soxla nañu coupe bi te yàlla nañu ko yàlla jox ci kàttanu yàlla am nañu potentiel am nañu équipe bi l'équipe qu'il faut on a une effectif très jeune boo xam ni bu ñu gëmee seen bopp leneen lu dul coupe du monde sax waaye leneen lu coupe du monde moom amul waaye coupe du monde dinañ ko jël. macha allah lay tàggatoo. waaw mais di la bëggee Fatima di kontaan ci yow wax dëgg yàlla waxtaan wi neex na yaatu na et
da nga ma rappeler samay jours bien avant que may débuter mooy que nii laa daan doxalee aw ma benn question bu may lire tout venait sur ma tête barke alxuraan du dara lu ma daan préparer et jusqu'à présent ce qui m'a fait plaisir chez toi yal na yàlla defal la jàmm lafal la cat wéral baat bi ba li nga ci am yéene nga am ko ci kàttanu yàlla metti na nag si boo dee jigéen surtout boo dee góor mais amaana bunti ci seen côté la gën a mën a ubbeekoo bon boo ko gënee gën cee nekk rek suñu borom mën na la ci defal tawféex te yàlla na suñu borom def ci tawféex ndax nit ki lu mu bëgg lu ne rek bëgg na cee am njariñ te bëggul di ci xëy chaque jour te du ci am dara kon nag yàlla suñu borom def dara loo xam ne di nga ko am di gërëm ñëpp di kontaan ci sénégalais yi di leen wax ni maa ngi jéggalu bu fekkee ni wax naa loo xam ne waxul te waruma ko woon wax amaana nit kese laa te sama xalaat laay demee ak ñi nga xam ne ñoo ma jege di ma yedd di nuyu suma yaay encore di nuyu suma papa di nuyu sama ami fidèle téléspectateur 11-13 yi nga xam ni damay dagg seeni nelaw ñu may seetaan de 11h à 13h ñi di yàq seen añ ñi nekk ci prison yi ñi ne ci hôpitaux yi ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal tawfeex ak jàmm ci liñ ne yal na suñu borom defal leen ko di gërëm ñëpp di leen gërëm yéen tam liggéey bi Sénégal monde entier gis nañu ko ku bëgg am lu leer source bu leer wax dëgg yàlla ku ne xam na ni Dakar Buzz nga ko mën a amee kon nag ñi ngi leen di gërëm bu ma keneen mere nag dañuy waxtaan yéen xam ngeen lu mu demee xam nga gars yi dangay wax fii ñu ne waa Xeusa warul wax lii dé dama ni ñun ñëpp xam na nu mu demee gars yi dañuy yow seen si tax yeewu ni xaaral ma xool Dakar Dakar ñoom yàlla da leen cërale loolu kon nag yàlla defal leen jàmm sax ci Sénégal li ni mel bëj fee am ba kenn dootu ko dégg ci kàttanu yàlla ndax ñun ci jàmm rek la ñu bëgg di dox jërëjëf encore une fois à toi et merci. merci beaucoup ma lay jaajëfal bu baax parce que gis naa ne disponibilité bi mu ngi fi ak lépp macha allah suñu borom gën laa taxawoo rek fi nga bëgg a yegg suñu borom yeggal la fa ma leen di jaajëfal bu baax yéen nga xam ne yéen a safoo Dakar Buzz TV nii lay demee saa su ne rek ma ànd ceeg sama cameraman sama xarit Mouhamed maa ngi lay jaajëfal bu baax macha allah di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah à la prochaine.